organisation mondiale de la santé di nga xam ni moo yor wàllu paj mi ak ay feebar daa di déclassifier retirer mbirum góor jigéen ci li ñuy wax CIM muy la classification internationale des maladies nga xam ni dañoo bindoon ay feebar muy paludisme variole varicelle ak yeneen yu dul yooyu boole woon nañ ci homosexualité waaye le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré homosexualité ci feebar yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ñu teg ci ñetti at ñu daje fële ca Autriche ca Vienne plus de 7000 participants ñu ni nañu liggéey nag ci ñii nga xam ne dañ leen nag am fu ñu leen dugaloon te léegi xam nañ ni li leen dal du feebar dañ leen di boole ci askan wi seen àq ak yelleef nan lañ ci war a mën a liggéeyee 20 ans document boobu aussi mi ngi fii dugal nañ ko ci biir muy la déclaration et le programme de Vienne xam naa damay tënk ndax waxtu wi dafa xaw a damay bañ mu njatt ma bi ko defee jëmmi 1993 ci Vienne am na lu am solo lu bàyyi ko ci jataay boobu ni ko Ban Ki-moon waxee moom mi nekkoon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ni seen ndaje moomu ñu am ca Vienne may na leen li amoon li jiitu 93 nga xam ni kuréel day taxaw nee ni la man li ma gëm mooy sama diine li mu wax geneen kuréel taxaw nee ni la man ci xel lay jëfandiku nee na barrière bi doxoon seen diggante Vienne Autriche lañ ko mabbe mi ngi ci document bi bu ngeen ko xoolee da ngeen ko gis 1993 nee na loolu moo tax àq ak yelleefu doomu aadama rek mën a daal di jël formam yu am solo dootul yem ci ay àq ak yelleef yoo xam ne dafa yu civil la wala yu politique kese waaye dana dem ci culture léegi dem ci politique dem ci yeneen i fànn ñu mën koo boole te benn du ci dem wàcc moroom ja bi loolu jàllee ñu dem ba 2005 wax naa léegi ni le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré mbirum góor jigéen ci feebar yi déclaration bi ma doon wax léegi mi ngi nii ak programme bu Vienne 2005 kuréel gi nga xam ne mooy IDAHO muy International Days Against Homophobia daa di def mu ñu tënk seen kuréel googu ci ab ONG 2006 ñu lancé benn pétition internationale pour dépénaliser l'homosexualité 2006 déposé ko Nations Unies réew mu ñu dem it dañuy xool ana homme de lettres yi sportif yi ñi nga xam ne xam nañ leen am nañ renommée internationale ñooñu ñu signé leen seen pétition boobu ngir bu ñu koy jébbal mbootaayu xeet yi ñu mën koo xamal ni nit ñi gën a ràññiku ci àdduna te ñu xam leen ñu am jaar-jaar am lu ñu def ca fànn ba ni yëngu ñoom ñoo ni nañu dépénaliser mbirum homosexualité loolu IDAHO 2006 la ko déposé Nations Unies bi mu ko déposé Nations Unies nag France ak Pays-Bas ñoo ci njëkk a tontu en 2008 daal di def benn requête saisir Nations Unies ni ko faaw nga tontu ci lii te liggéey ci ngir góor jigéen ñi dañoo war a am àq ak yelleef loolu ñetti at la ci Nations Unies liggéey daal di def la résolution 2011 ngir ne léegi nag am na ay àq ak yelleef yu yees de nouveaux droits en 2011 la ko Nations Unies proclamé mu doon une résolution aussi contraignante bi loolu amee xam ngeen ni kon àq ak yelleef yu yees am na yañ déclaré woon 48 la kon yu yees yi 2011 la bi mu amee Nations Unies liggéey document bii ni ñun ñëpp bi ñuy ganee àdduna ñoo bokk yem diirub liñ fii sax aussi ñooy bokk tolloo ci àq ak yelleef daal di jël juróomi ndigal yoo xam ne gàll na ko état yépp bi ci njëkk mooy 5 obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT document bi Nations Unies ñoo ko liggéey bi ci njëkk mooy protéger les individus contre la violence homophobe ñu ni gàll nañ ci kaw état yépp ginnaaw góor jigéen ñi léegi am nañ sañ-sañu génn ci biti li ñëpp sañ nañu ko
kon nañu dox seen diggante ak ñi leen bañ ba pare mooy warteef bi njëkk. Deuxième obligation bi mooy prévenir la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant des LGBT. ñu ni ginnaaw gis nañ ni lu mel ni jullit yi ñoom boo waxee ñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni fu ngeen fekk ñaari góor yuy sëy rey neen ka koy sëy ka ñuy sëye ñu ni loolu lu metti la lu ñàkk a nite la waaye lu suufe la na état yi fexe ba loolu bu mu amati nañ ko fekk mooy ñaareelu obligation bi. ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité. dama dul am ba na dugg ci kii waaye ku lire lépp article yeeg liñ ko tëral yépp mi ngi ci document bi ku ko yër da nga ko xam te am na en arabe aussi ñi fi jàng arabe danañ leen ko yónnee incha allah ñu mën koo jàng. ñeenteel bi nag mbokk yi ñun muy bi ñu ci gën a intéressé mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. mooy nañu tere boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi ndax nit ki mën nañoo xam ne ay góor jigéen lañu ñu ni kat li l'islam waxoon sax buñ ko defate ci ñoom waaye nag man bàyyi naa leen du ma jëflante ak ñoom loolu la Nations Unies wax ni loolu kenn sañatu ko nañu gàll ci état yi ñu fexe ba ku nekk di jëflante ak góor jigéen yi maanaam sañatoo bañ a jëflante ak ñoom kenn dootu leen boddi mooy ñeenteelu ndigal li. danaa ci ñëw léegi document bi ci Sénégal liggéey aussi ci lii la basé wu ñeenteelu ndigal li. juróomeel bi nag mooy góor jigéen yi am nañ sañ-sañ yu yëkkati seen kàddu am nañ sañ-sañ ci def ay mbootaay waaye am nañ sañ-sañ yi tamit ci daje di nos ak a nocc mooy juróomeelu obligation bi Nations Unies defee lii nag daal di teg benn mécanisme ñu koy wax EPU. EPU mooy examen périodique universel nga xam ne dañ lay saytu biñ la saytoo bu waxtu wa delsee ca déwén sa nga dëkkuwaat ñu saytu la te loolu yi tamit lu wërngal këpp àdduna la. fii may waxee ak yéen Sénégal ma nga Nations Unies fi mu nekk nii ci EPU bu 2020 war a dem wuy ji Nations Unies ak ndigal yi ñu ko joxoon lan la ci def lu mu ci defagul lu mu ci tàmbali te yëggagul loolu lépp ñoom ñu xayma ko su ko defee joxaat ko yeneen ndigal yu yees. bi Nations Unies defee lii nag document bi lii EPU bu 2013 la bi Sénégal demee Nations Unies fekk na booba jox nañ ko 188 recommandations téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ndigal yooyu 33 yu njëkk yi fanweer ak ñett yi Sénégal dafa wax ni adhéré na ci sans réserve 119 recommandations yi ci topp Sénégal wax ni yenn yi moom tàmbali na ko sax yeneen yi suy dem di ko tàmbali kon d'accord na ci am ci fukk ak ñeent yoo xam ne nag Sénégal dafa wax ni du ko def duma ko def ndax xam naa ni sama askan d'accorduñ ci loolu lépp mi ngi nii ci li ñu ko wax ndigal yi ak fukk ak ñeent yi lan la woon ak tontu li ci Sénégal tontu mi ngi ci biir document bi loolu amee bokk na ci li Sénégal gàntu woon ni du ko def mooy mbirum góor jigéen du ko légaliser mukk Nations Unies nag bi jataay bi jeexee ñu ni Sénégal réew moo xam ni ci yalwaan daanaka lay dunde yaakaar ñu ngir ñu financer ko di ñu leb ay bor wala bokk leb ay suñuy bànqaas bor moo xam coopération bilatérale wala trilatérale bi la kon nan la mën a gàntoo lu mel nii ñu daal di activer seeni levier ñu daal di tàmbale xoj Sénégal di xoj gouvernement bi ni leen nag dellu leen ginnaaw ci li ngeen waxoon ci mbirum góor jigéen loola moo waral président bu États-Unis dikkoon fi wax ni nañ dépénaliser mbirum góor jigéen président tontu ko ni ko pareeguñu nous ne sommes pas encore prêts 2014 pareeguñu bokkul ak li ñu waxoon ci document bi ndax fii dañ ni duñ ko def tey duñ ko def ëllëg waaye bi pression yi tàmbalee gouvernement bi changé na mu ko waxee woon mooy noppeeguñu pareeguñu nag ay wax la 2015 président dem France ñu invité ko ci benn émission bu ñuy wax iTélé ñuy waxtaan ci àq ak yelleefu doomu aadama mu wax ni Sénégal am na ay góor jigéen Sénégal am na ay góor jigéen journaliste bi ni ko waaw bu fekkee am nañ fa ndax sañ nañu ak kuréel yi leen di jàppale wax ci am pénc yëkkati seen kaddu ak woote ci seen mbir mu ni ko waaw sañ nañu ko mu ni ko sañ nañu ko mu ni ko waaw sañ nañ koo def mu ni ko mbaa dara du leen ci fekk mu ni ko xaw ma ndax dara dana leen ci fekk am déet waaye la leen ci fekk du bàyyi ko ci gouvernement bi
seen diggante ak askan wi nag loolu beneen mbir la. loolu moo tax nit ñi war a am woyof te xam ni askan yi bokkuñu fu nu jaar bokkuñu